salaamaaleykum chers fidèles internautes yéen ñi nga xam ne yéenay suivre la chaîne 2STV voilà tey nag 2STV dafa ñëwoon juste pour continuer li nga xamante ne nii moom mooy débat ci suuf si voilà donc def nañ benn reportage ci au niveau du village de Yéni Géej pour laaj gars yi lan la ñu gisee lotissement yi nga xam ne def nañu ko ku ci nekk population bi wax na sa xalaat voilà donc suñu objectif loolu kese la mooy juste waxtaanee li nga xamante ne nii moo nekk en actualité fii si biir Dialaw voilà te gis nañ ne fan yii yëpp waaw coowal suuf si bëri na fi trop comme ni ma ko waxee woon voilà donc dañuy continuer à chaque émission ñu leen di andil ay leeral xam nga di dugg si ñi nga xam ne ni mu ñooy acteurs yi yëngu ci mbir moomu voilà donc tey nag dañu doxantu woon ba tubaab Dialaw seet si ki nga xamante ne ni je pense que ku ko xamul dégg nga ko muy benn promoteur bu mag ci suuf si voilà donc mu def ci ay je pense que mën naa wax ay juróom-ñaari at ba léegi mu ngi ci suuf si di ci yëngu donc je pense que tey dinañ gën a am ay leeral ci yi nga xamante ne nii mooy problème suuf si ak nan la ñuy jaayee suuf ak ku bëgg a jënd suuf xam nga nan lay def ak aussi ban terrain mooy terrain bi lew ak ban terrain moo am ay papiers yu leen dañ voilà donc ki ma bëgg a wax rek moom mooy Mr Max from Ñangal. waaye asalaamaaleykum ñoo ngi leen di nuyu Sénégal gépp di kontaante si seet bi ngeen ma def mënoon na ñàkk parce que man lu xeebu laa lu ndaw laa mais di sant yàlla rek parce que nit bu fekkee ne dafa yëngatu si benn mbir yàlla di ko si may avancement petit à petit dama koy sant yàlla di sant yàlla bu baax di sant sama ñaari waajur man la Maguette Faye juddoo Ñangal màggee Ñangal xaw ma lu dul yéen moom ñor. lan mooy promoteur de terrain te lan nga ñu mën a wax ne lii mooy métier promoteur de terrain. waaw Bitthio ginnaaw loolu dañuy sant yàlla bu baax di xam ne question bi nga ma laaj muy lan mooy promoteur de terrain promoteur de terrain mu ngi man ni benn maçonnerie quoi dem ba pratiquer ko ba jàng ko ba am ci tuuti nouveau. ouverture quoi dafa am ouverture maanaam képp ku am budget bi mën nga ko def te mu nekk lu positif Maguette promoteur mooy li xamante ne da ngay ñëw fekk suuf boo xam ne ni tenue la nga mën a jaar ci seen borom waxtaan ak ñoom diisoo ñoom pour valoriser suuf bi mettre ko en règle pour suba lotissé ko génn ko par morcelette ko teg ko sur la table dugal papier yi mu génn loolu mooy promoteur waaw. bi ngay dugg ci métier bi da nga toog rek am envie doon promoteur jaay terrain wala da nga am benn xarit booy àndal bu ciy yëngu wala da nga gis une référence boo xam ne ni moo tax nga dugg ci lan moo la dugal exactement ci loolu. waaw Bitthio laaj nga ma question bu ma neex parce que question bi nga laajte ni dafa laaj ma wax ci lu bari suñu temps mais. parce que li ma tax opté ci promotoriat exemple bi sorewul quoi parce que boo xoolee Ngor Yoff ñun ñëpp juróom-ñaari penc yi fi nekk tubaab Dialaw la yem ñun ñëpp li ñu fi am mooy suñu askan wi li ñu am suuf la suuf bi bu jëkkoon dañ naa sama maam moom tey jamono di dox ba boo xoolee gauche droite penku so boo xoolee fépp ñu ngi fi samp ay valeurs yoo xam ne yu intéressant la boo demee Sendou am na port nga ñëw Ndeyaan am na port nga ñëw sa ginnaaw am na aéroport kon suuf boobu si digga bi kaveeru aéroport bu Diass tubaab Dialaw la yéen tey am na lu ma jot a jàngat si liy jaar dal waa Ngor dal waa Yoff parce que nit ki waroo li gën a yës si àddina mooy nga xëy benn bés nga nekkoon ci benn gox di dox jamono di dox ba nga yow nga mujj fa nekk surga loolu ci li ma gën a opteloo nekk promoteur ci la bokk. ñaareel ba mooy que tey jii dafa bare loo xamante nii dama doon toog di xool ay nit di dugg fii Dialaw ne ay promoteur lañ tey ci kaw promoteur yaa googu da ngay ñëw duggal ci benn site tracé ko partager dem sa yoon. boroom suuf bi di gestu du gis kooku liggéeyal di inquiété wu suba ak ngoon écoute yooyu ma doon am nag tax ma jàngat ci 2 ans ne lii pourquoi pas ñun jeunesse bi wala ñu takku taxaw jël suñu moyenu bopp impliqué
mu nekk plaisir si man en tant que doomu yeen man ndaw laa booy la mais depuis bi ma si duggee ba léegi nii gis naa ne li may jëkk lancé mooy jeunes yi ñoom ñëpp nañ yeewu li tax ñuy yeewu mooy suba Jalaaw fi muy yegg nañ habitude di jëndi terrain denc parce que chaque weekend nga gis oto yi di romb ñi fiy dugg ay hectares la ñuy jënd benn hectare soo ko tracé dina la may 40 parcelles boo génnee rue yëpp 40 parcelles multiplier que nga jëloon tey paa yi bi ma fiy dugg ñu ngi doon jël benn hectare di ko jaay à 13 millions à 15 millions kii jógee Dakar étranger ñëw fii jënd benn hectare à 15 millions tracé ko am 40 parcelles réveillez-vous xalaat si parce que kooku benn parcelle bi mu ngi koy jaay minimum 1 million soo ko wàccee yow ñaata lay jox 1 million 40 millions kon tey man su ma amee benn étude bu ma def si yéen xam ne tey jii man mi tracé suba doomu yéen soxla mën lay gën a yomb ma jox ko ci tracé jënd teeram jënd ko woo géomètre mu tracé ko mu dem plan bi yóbbu ko Europe wala ki yóbbu ko town li mu koy jaayee doomu yéen bi mënu ko jënd nit ki nag mën nga ko gis mu dugg si benn mbir nga naan xaalis ba la mais nun yàlla nam na man amu yaakaar pay mooy sama pap Dakar Gueule Tapée bu yeen gi ñëpp xam nañ ko dañu teel a feral si lu bari si wàllu am-am teel nu reggal si lu bari looloo tax man fu ma toog osé naa pour impliquer li nekk sama dënn. donc su ma la déggee daal da nga doon promoteur juste pour aussi xeex li nga xamante ne ñoom ñooy ñëw fii di jël suuf si te doomu yeen ñi war ci bénéficier wu effectivement léegi mais est-ce que yow terrain yi ngay jënd est-ce que yaa ngi koy jaay dëgg-dëgg doomu yeen yi. merci beaucoup ça veut dire que boo comprendre lan mooy promoteur ba léegi sa question bi promoteur mooy kii xam ne day jël moyenam dugal machine joxe ticket entrée maanaam tey par exemple famille bi soxla woon benn 2 millions ne pourquoi pas duñ impliqué si benn promoteur mu joxe kale ticket entrée 2 millions ça n'a rien à voir ak travaux yi da ngay joxe ticket entrée 2 millions wala 1 million famille bi ñoo koy partagé parce que suuf boo koy jël dafa diis yoon la nga jël loo xam ne comme nit ki moom la doon béyee nga jox ko minimum lu mu dundee 2 mois wala 3 mois moo wala ñuy joxe ticket entrée boobu bokkul ci contrat bi après nga jël sa protocole signé ñu accordé na man nga dugal ci suuf bi soo duggee nga jël sa machine am na machine yoo xam ne journée 300000 am na 400000 xam nga maanaam tous les moyens yow yaa koy dépassé sa poche mais nag paye bi ñu lay fay nature lay doon terrain lay doon suñ la fayee terrain bu dee 2 ba dee 3 ba dee 4 loo ci manti am man ma préféré jenc ko mu ngi man ni tey jii ma jëloon benn 2 millions jenc ko banque loolu man initiative boobu laa ciy dox loolu mooy promoteur. ok maa ngi je pense que mu ngi leer ndànk-ndànk askan wi nga xam ne ñoom ñooy suivre la chaîne d'OS TV donc surtout la localité de Dialaw je pense que Maguette tey expliqué na lan mooy promoteur dëgg mais tey Maguette xam nga dañ ne fii kuñ la wax da ngay jaay suuf exemple ñu am benn étiquette boo xam ne nii dañ ko jox jaaykati suuf yi nekk fii si biir yéen Dialaw ay dañuy luubal ay terrain xam nga dañuy jël ay kayit yu baaxul dugg na fi génne na fii yow en tant que promoteur lan nga mën a wax askan bi nga xam ne ñoo lay suivre ci luubal boobu xam ne étiquette boobu wax bu ñaaw boobu nga xam ne jox nañ ko jaaykati suuf yi lan nga mën a wax pour mën a setal étiquette boobu noonu. waaw bi question yu neex nga may posé booy en vrai dire parce que li ngay wax ni man bokk naa si loo boobu peut-être parce que xamuñu vraiment Maguette lan lay liggéey parce que nit mën nga ko seen ça fait 3 ans 4 ans maa ngi si mais nit mënul xam personnellement Maguette lan lay liggéey donc loo boo ngay wax na pour ma tontu si dafay yomb daf may neex aussi gis nga lotis fii si Dialaw ñun ñoo am jotu temps wax ñun jeunesse bi ñun ñoo am jotu di xoolante suñu bopp wala xool viser fu loin te loolu noonu dafay feeñ si lépp lu képp ku nekk Dialaw day feeñ mooy kiy yëngu si sport muy kiy yëngu si comme yow artiste nga mooy kiy yëngu maanaam ça veut dire que nan nangu day tax suñu borom fekk si la si li nga bëgg tey par exemple man
gis naa benn par exemple Ablaye di yëngu ci suuf bi masuma am benn track bu ma déggal Ablaye mais comme si fi que mu ngi yëngu ci suuf bi mu ngi gagné tuuti xaalis nga ne non waaye saa waay mu ngi nii suuf bi démb la jaayaat na diw dara leew leen ci. Lotis dafa am benn jalousie bu ne si diggante bi. beaucoup Lotis jalaaw fii man tourné naa Ngor Gorom Popenguine Ndayane ñàgg fu ne dem naa fa si ay lotissement mais lotis bi ñuy wax amagul jalaaw mais mu ngi ñëw nañ ko xaar man li ngay wax nii pour apte promoteur li ma si gën a tax a dugg si promoteur yaa mooy cas yu demee ni ngay wax par exemple ñi xamul ñu ngi may xaar ne Max dina jaay loo xamante ne dinañ ko topp yoon tu te trompes ñu ngi trompé wu. parce que tey man maa mën a topp nit si suuf à façon bi may liggéeyee. mosu la arrivé nga joteek nit ci suuf. bien sûr mënu si ñàkk. lan moo andi woon loolu. waaw man liggéey naa fi benn site 2 hectares et demi man entendu am si ñooñu jox seen goro bi jox ma ñu dem ba si biir contrat bi protocole bi xam naa andi benn warante si seen biir yàlla moo xam ñu refusé ne ñoom sant ñu woon seen goro pour ñu retoucher mu andi ay wax bi ñu demee ba mu am ay dem doskos ainsi de suite laa ñëw toog ñu si benn këru chef de village ma ne xool affaire bi daal comme man ndaw laa maa jël sama prix de 2 millions 3 millions def ko si pour man ñun ñi daje ñi yëpp noo bokk yéen te Maguette opte bi mu am mooy xeexal yéen kon pourquoi pas du ma jël loolu may ko famille bi si laa jëlee lépp may ko famille bi bàyyi mu sedd ñoom ñu dem man ma dem loolu mënu si ñàkk mais dañ siy sant yàlla bu baax. donc problème yi d'habitude day jóge ci famille yi parce que su ma déggee ni nga waxee kii ñëw ne la pour nga lotissé kooku peut-être amul woon accord lu famille bi daal. yàlla moo xam nag mais bien sûr que kooku xamal naa ko noo xamante ne nii cadre la fii te exemplaire la nga baal ma si téye tur bi mu Ousmane. Ousmane ban la exactement. Ousmane mu ngi dëkk Mbeppul sama grand la ku yàlla mel la moom depuis enfance bu léegi day liggéey bref donc cas yooyu mënu si ñàkk quoi mais nag mal entendu mënul ñàkk si liggéey mais nag bu ñëwee yow yaay sonoo ko ni mu ñëwee yaay xool ni mu toll nga dundal ko noonu mu jeex waaw. Maguette Paye mosuñu ko convoqué tribunal. yàlla mu si yàlla musal loolu moom ñaanu moo ko yàlla léegi boo peut-être que dégg-dégg la laaj li ma lay expliquer ni si wàllu suuf bi ma apte bi ma am si Jalaaw ak faneen Gorom Ndeyaan faneen ak faneen fu ma dem man apte bi may am mooy lépp lu may liggéey dañ koy waxtaane ba am ay accord yu leer signature protocole yu leer. boo gisee tey ma lay laaj question boobu c'est juste mooy li ma wax sànq rek problème suuf yi dafa bëri fii si Jalaaw xam nga chaque jour gars yaa ngi yéeg ak wàcc dugg gendarmerie génn dem tribunal génn xam nga donc loolu moo tax may laaj comme yow da nga yëngu ci loolu il faut que ñu xam ndax Maguette vraiment ndax mas a dem tribunal ci affaire suuf wala déet mais réellement suuf si parce que am na ñu naan aussi damay force ci woyu bëy ni maire bi moom moo nekk di jaay suufi Jalaaw rek loolu yow noo ko déggee ak sa xalaat lan la ci. waaw bi yow tey yow da nga ma finaanoo booy parce que question yi ngay génne dafa yéeme dafa ma neex. parce que ku waxul aussi suba nga laaxu sa koñ jooy te il est temps Maguette mu wax ça va amul lenn loo xamante ne nit na mën naa ko si moom ba tax ma toog di wax lu nekkul ñu yare ñu loolu ñu dañu yar si diine donc question bi nga wax nii pour réponse yi dama siy sawar ñu mélange yi ñuy wax ni discuter si entre maire suufi Jalaaw ma xamal la benn affaire man dem naa promoteur yow xam nga ne day tourner fépp pour wër ay tracement maire yi ma dem yëpp ay 50% moo fa am xam nga loolu est-ce que xam nga loolu 50% maanaam maire yi ñooy impliqué ne ñoom pour tracer seeni tool même ñoom moom mu ñu tool yi ñoom maire yi ailleurs laa wax de si biti yow boo moomoon tool nga koy tracer maire ba am na si 50% lu jëm si keesu maire fii rek ngay ñëw nga am waxtaanu famille bi maire libéré suuf ku nekk ki sa suuf yaa ko moom téye ko fii rek la am boo koy tracé sax am na tey ji mënoon na muy yëg du yëg yàlla moo tax may wax da ngay ñëw dugg waxtaan ak famille bi moom ni lay def maire bi nga tracé bu pare donc nga demeñaal doog a yëkkatiku déplacé wu ñëw xool ndax lii ñu liggéey ni famille bi diw ñoo ko moom loolu lañ ci am ñoom waa demeñaal
ay imposé impliqué 50% mosuma ko dégg durant que 7 ans ñu ngi liggéey fii promoteur yi yeneen yi daw di ñëw fii la loolu lañu xam c'est le seul maire qui toog croiser les bras jox suuf bi seen askan ñuy liggéey seen bopp jël man personnellement def naa tournée bi depuis ci nga pour témoigner nit da nga koy gigeeñ pour xam man li may wax ni dama gigeeñ li xam ne ni mooy base bi ngay waxee liggéey si xam ko tey fii ku fi jaay suuf Jalaaw man maa la ko wax man Maguette sa suuf yaa ko jaay mais xam nga lan la ci am defal la kayit coow li ñuy wax nii yépp famille bi nañ delluwaat suñuy bopp ñu gëmante ñun lébu gi parce que lébu pour man royukaay la moom la mas a doon mais tey bu demee ba lébu benn instant nii ñu jël ne di wàññi damantante di goronte ngir lan benn statut que ne tey yi gis nañ ñëpp gisee nañ maire moo fi nekk durant 15 ans wala ki 10 ans tax na ku lu neex tey suuf bi augmenté wu na valoriser bi mu ngi ñëw tey pour nit ñi xam ne Jalaaw moom la ñëpp soxla même gouvernement bi moom lañ bàyyi xel ne mooy suuf bi fi gën a baax mais tey jii par exemple nit ñi naan maire dafa jaay suuf amul kenn koo mën a dem mu génne la dossier ne maire moo jaay fii man am naa si lu ma leer damay dugg si famille yi ñooy am problème yàkkamti xeex boobu man si laa ne combat boobu man si laa ne xam nga lu tax parce que tey jii ñuy jël benn 1 hectare jaay ko à 15 millions kii jënd ko dem Dakar tracé ko à 40 parcelles ah 40 parcelles yooyu ngay gis noonu pour man kooku moo jaay suufam am déet maire lan la ci. famille bu bëgg a jaay terrain yow nga bëgg kayit exemple nga tracé maire ñaata la ciy am. foofu du maire sax moo fay am soo jaayee trésor ngay dem fay ji tige pour délibération bi su génnee trésor lay dem moo tax souvent bu ñi di wax ni ay def nañ lii wala ki maire wax na def lii daf may def ay ree mais nag Maguette am na lotissement yoo xam ne exemple bu ñu lotissé benn village maire bi am na ay parcelles yu mu ciy am. bien sûr moo tax mën na la xam nga 50% ngay gis si biti fii 10% la ñuy laaj souvent 10% fële 50 ay jas ainsi de suite mën naa la citer ay dëkk mais fii nga c'est le seul maire buy ñëw fii ñu demander wàllu sentence muy wax ay 10% loolu yombul ñaareel ba mooy que maire tey bi mën naa wax sax ñu neen dafa gigeeñ maire mais ak am solo tamit nga leeral li xam ne di moo nekk sa dënn depuis 2 ans 3 ans am na ñuy balaame ci mbiru ay suufu Jalaaw di ci wax lu leen neex jëme ko ci maire mais loolu ñuy wax yëpp man bu leen amoon temps ñu dem ci le terrain man chaque jour maa ngi ci le terrain chaque jour maa ngi dugal ay machine pour tracer donc képp ku fi taxaw di wax na maire moo jaay fii na andi preuve xam nga wax nii rek neex na yéen ñëw seen micro bi ngeen jàkkaarloo gars yi di leen kase ne ñuy wax nii yow mën mais man li may wax yàlla moo ma tiim. yow koo bëgg a waxal foofu exemple comme comme conseiller Ameth Diagne di li muy wax tegu ko fen c'est-à-dire nit boo bëggee ngóor da ngay direct te ñoom ñëpp dañu am trace boo xamante ni dañ ko fi bàyyi muy Jalaaw takku ñoom nañ bàyyi xel loolu bu baax mën naa la citer ay tur yoo xam ne ñoom Jalaaw takku da leen tënk. Jalaaw takku dafa nekk di jaay ay suuf wala. non Jalaaw takku jaayul suuf mais début bi Jalaaw takku ñaata personne la woon. juste boo damay ba ñu dugg ñu génnee exactement thème bi voilà donc parce que tey boo duggee exemple si biir Jalaaw takkul donc ñu ngi génnee carrément thème bi quoi moo tax ma laaj la est-ce que Jalaaw takkul day jaay suuf wala déet. non jaay suuf. lan moo imprégné Jalaaw takkul ci biir. ñooñu ñëpp di tëb fii di wax si pour ñu jox leen Jalaaw ñu si bare ñoom ñu ngi woon si biir Jalaaw takku wax nag dégg la laaj damay junjee rek naa bàyyi noonu li si kanam xel moo koy mootali. waaw xam naa peut-être waaw xel ma koy mootali ci beneen émission buy gën a leer ci Jalaaw takkul parce que waaw cher internaute di leen fàttale ne aussi am nañu ay suggestions yu bëri yoo xam ne nii internaute yi ñu ngi ñu koy jox donc ñu ñaan ñu parce que bon domaine yi ñuy développé malgré que am na yoo xam ne ni suñu choix bopp la mais aussi
public bi nga xam ne ñoom ñooy suivre chaîne bi dañuy proposer aussi di ñu jox ay contributions dañuy conseiller donc selon loolu aussi xam nga dañ ciy xool tamit li nga xam ne moo intéressé Dialaw la ñuy wax li nga xam ne ni mooy li nga xam ne moo mën a jëmal kanam Dialaw mooy développement Dialaw ñu teg ko ci chaîne bi comme ça ñu développé ko teg ko ci table bi waxtaanee ko comme ça askan bi mën si jëriñu daal voilà donc Maguette tey ku bëgg a benn terrain exemple nan la mën a def ba ñëw ci Maguette wala bokk yan papier à part xaalis bi muy joxe yan papier la mën a présenter pour Maguette mën ko jàppale moom terrain. bien sûr loolu noonu c'est pas que ne nit ki moo ñëw présenter sa papier soo bëggee terrain boo ñëwee yor sa xaalis xam nga man promoteur la moo ma suuf bi damay tracé ñu fay ma suuf léegi part bi ma ciy am man moom laa mën a baaxee askan bi tey soo andee sa xaalis bi par exemple 500000 wala 300000 wala 1 million wala nu mu mënta dool sinon que si lieu bi nga ma fekk nga ne da nga ci bëgg ñëw dem mairie bon délibération lañ lay acte lañ lay defal su la defalee acte demande de régulation dugal ko nga am xaar reçu de dépôt nga toog xaar sa papier génne bu la neexee fii c'est le seul maire bi xamante ne nii oyofal na mbir mi suñu kaw ñun askan bi. lan mooy papier yi nga xamante ne nii kii jënd terrain bi war nga ko mën a présenter ba mu am confiance ci yow parce que bon bëri na fi trop mooy li ma wax sànq rek ay coow suuf parce que papier yi leerul wala boo dañ jël benn terrain ñu jaay ko ñaari nit donc yow tey ji exemple ki nga xam ne dafa bëgg terrain bu ñëwee yan papier yi nga ko mën a présenter mu xam ne kat moom vraiment terrain bi moom moo ko moom. merci beaucoup xam nga tey par exemple comme su ma tracé plan laa yor plan dafay numéro yi day dem ba 40 50 te numéro su ma sonoo ko numéro bi nga choisir moom lañ leen defal acte yaa ngi dégg ba loolu laa am ñu tegal la délibération moo am fii au niveau de Dialaw délibération bi lañ lay jox waaw nga def mutation sa tur xam nga dugal am sa reçu de dépôt mais fii li fi ëpp solo mooy délibération moo fi ëpp yenn délibération moo fi ëpp si wàllu papier après tamit nag yow yaa def si suite soo amee délibération bu la neexee nga dem kale ko dem demander bàyyi am déet parce que noonu la quoi waaw. fi ñuy jeexalee rek Maguette mooy est-ce que Maguette am na kër en tant que promoteur. waaw côté boobu moom dañ ciy sant yàlla waaw parce que ñun bi ñu nekkee ndaw lu ñuy yëkk a rêvé suñu lébu yi laay wax sax lébu yëpp du ma wax bàyyi sama bopp lébu bu xam fulla am fayda jom bu ñëwee bëri yàlla may ko opportunité bu ndaw li muy jëkk xalaat mu ni ki si yow mii sax kër ngay jëkk xalaat loolu moom wax bu yàqul la maa ngi ñaari kër di sant yàlla bu baax maa ngi ñaari kër di sant yàlla bu baax. à part yow am na fii ay promoteurs yeneen Dialaw fii. waaw am na fii ay promoteurs yoo xam ne kenn ki ñoo daan liggéey ensemble di sama grand di Pape Kadam deuxièmement bi muy nit ku baax man maa ko tuddee waaju bu baax sama grand la di ko big up xam nga di si profité aussi am na ñoo xamante ne nii nag du ñu ay promoteur bare na fi ñeneen ñi ay maanaam courtier lañ quoi. ñuy jënd dañ dem jaayiwaat mais promoteur yi ma fi gis si Dialaw yaakaar naa ne bu ma xoolee Maguette Paye la Papa daal di kanam ñun ñaar man maa gën ci impliqué fii imposer loolu parce que demal sër ñoo fi bari comprends nga li ma la wax maa ngi jéggalu exemplaire lu promoteur ki ñu fi jëkk a gis mu ko doxee xalil waaw ñun ñu te ñooñu laa fi xam. mën nga ñu def jox ay leeral ci entre différence su le promoteur ak courtier. bien sûr mu ngi mal ni tey jii comme naa la ko mën a expliquer mu ngi mal ni benn entrepreneur ak maçonnerie man maay liggéeyloo courtier bi parce que man maay dugg ci àll bi fekk teen yi mu am salaan am lépp waaw souvent nga fekk mu nekk colline nga tracé ko fay machine tracé ko mu tàlli nga implanté ko valoriser suuf bi après courtier doog a ñëw courtier mooy kii xam ne day am contact am fu ne wàcc ci le terrain yóbbu woo ma téléphone wax ma diw bëgg na temps de parcelle ndax mën na nekk loolu mooy courtier promoteur bi nag li ko intéressé mooy valoriser suuf bi yaa ngi dégg jénne papier tout le nécessaire delloo famille bi li ñu moom mu jël li mu moom nga baal ma tamit ba si profité di gën a waxtaan ak nit ñi jeunesse bi man moo ma intéressé nañu yeewu
yéen suba fi mu jëm ku yeewuwul suba ngay jaay rëy wala ki di jaay na man suuf bi nii suuf amul loo xamante ne nii lii di Jalaaw bokkul ak Diamniadio loolu gouvernement bi moo ko moom Diamniadio ndox daje la yéen ay 100 ans la fii ku nekk suufam boo gëstoo xam ne famille diw ñoo moom suuf bi c'est pas la même chose yaa ngi may dégg lii tax nag ma siy lancer message bi mooy que Jalaaw nañu téye li ñu moom booy nouvelle génération bi nañ xam ne tamit suba yi yéen ku si góorgóorluwul am habitude di jëndi terrain di téye ngir suba surga ngay doon fii te boobaa boolu ne màgget waxu ko woon damay sànni di profité di sànni message boobu pour les jeunes nañ am habitude di génne seen xaalis bi ñu tëral banque investir que si suuf bi parce que li ma lay wax ni mu ngi ñëw trop tard suba suba fii di nga ñëw pour am benn 150 mètres carrés ci un problème réveillez-vous jeunes yi nañ yeewu bañ a diis rëy yàlla moo bind wutale ñi am ñii télé mais ñun ñëpp bu ñu nekkee benn bolok Jalaaw jeunes yi ñuy jàppalante ku si nekk yoon bi nga am nga yéene ko sa moroom ñun ñëpp dinañ nekk conditions yu positif du benn président moo ñëw di faral nu loolu du maire du kenn ñun jeunes yi ñoo war a mavrier wu téye benn mbir bi muy lan xam ne Jalaaw suba bu ñu yeewuwul dañuy regretter te dara gënul yées loolu ci àddina. ñu gis ne géomètre yi parfois dañuy ñëw bu ñuy def lotissement dañuy xool place bi nga xam ne ni du place su kër ñu bàyyi ko. voilà ak aussi place publique et tout ça yow mosula arrivé nga jël sa machine ñëw maasaale exemple benn xuur boo xam ne ni kër waru fa am xam nga ñëw lotissé ko wala nga jaay ko nit. nit bu waxul dëgg wax fen arrivé na ma à cause de bi maladie bi di génn dugg se noonu ay booy contacté ma booy yi ma contacté ça veut dire que dañ ma contacté pour sama man mais am nañ diiran bu yàgg demuñu jéej dëkk bi xaw a metti ñu jël fépp sax benn gox la bu naan di tax fépp waxtaan seen biir bu WhatsApp ne am na espace vert yu fi ne ñun dañ koy fépp jël ko suñuy bopp mu nekk lu metti tey bi may ñëwuma pour jël intention jël terrain jàmbur dama ñëw xool jël plan bi lire rêve la ñu ne ma dama koy jaay yàlla dogal tamit si ma ak sama yërmande ma engagé ko am na lu si jot a juddu mais dama koy sant yàlla mais ki si kaw mbaar mi borom mbaar mi moo xam nit ku bani aadama bu nekk li nekk si dana am tey loolu duma ko fen duma ko nëbb aussi parce que ñun ñëpp Jalaaw lañ dëkk te fii boo fi toogee nga teelal ma sa micro boy may wax di wax sama nafson maa ngi si erreur parce que lii day dund mën na dund ay ati at tey lépp loo fi wax suba nettali bi na rafet quoi ndaw bi ma doon nag bi may xeex pour avenir u maire bi fi nekk nii boobu dugguma si suuf di ko xeexal di si jàkkoonteel sama waa koñ di xeex ngir moom xam nga lan laa si gisoon tey Jalaaw gi fi mu jëm suba tey est-ce que yëg nga ne xeex na ba tey ji pôle bi li na loon ne fëkk yëpp maire bi xeex na ba nangu ko téye ko deuxièmement ñu wëlbatiku di dalaat si kawam naa tuuma bi bu xamante ne nii di ko tuumal na dafay jaayee suuf yàlla wëlbati wu tontul leen boppam ne. revenir ci. tontu la bàyyi leen si xel gis nga nun yàlla ki mu ñu jox nii yow yàlla daf la bind ak ni nga mel li nga war a dox mais ñi yàlla da leen bind ngir lan dañu war a nekk ay ñoo xam ne ni chaque jour si fal la ñuy deewee nii nañ nangu gis nga maire bi ñu am ni yàlla moo ko bind ne day falu ba doyal si poste lay deewee. man maa ko wax nañ nangu bi mooy que gis nga doomu aadama nun lébu yi nañ di xalaat yàlla. est-ce que mën nañu revenir tuuti ci espace bi nga xamante ne ni ay boy yu dëkk ndi tax woon nañ la pour ngeen dressé ko pour mën koo jaay parce que peut-être situation dëkk métti woon na comme ni nga ko waxee mais ñooñu exactement ñan la quoi. non du ma citer ay tour parce que man ñëwuma jóguma nga taal ma sa micro pour ma nekk si benn boy boo xam ne suba man maa ko doon couvrir. ku la soxla exemple ku la soxla bëgg terrain nu muy def sa contact ngay joxe rek comme ça ñu xool après na lañ ko mën a balancer gars yi mën ko am. waaw sama contact moom ku ko bëgg am benn numéro laa yor tout temps mu ngi marché mooy 77 402 09 06. am naa Facebook mais man
awma temps pour nekk ci face bi franchement man téléphone direct waay direct di profiter di remercier aussi ñi may dooleel di ma jàppale muy cadre mbay dawur ñooy nekk ci ma ginnaaw ñuy liggéey ensemble Birane Samb di leen gërëm di leen ñaanal yàlla yal na leen yàlla dooleel liggéey bi ñu nekk muy suñu entreprise bi yàlla dooleel ko di leen gërëm yéen di leen promettal na aussi heure bu ngeen ko bëggee décider naa jox leen fa ngeen def seen base mu nekk télé man maa ko wax ci télé bi jox naa leen terrain bu dee yéen bu dee Touba Jalaaw pare naa pour jox leen ke ngeen def seen base parce que initiative bi ngeen def nii mooy dooleel gox jaar ngeen ci indi nag ñu wax dem man xawma loolu nit ki bu fekkee dafay nekk ndaw di yëngu ci benn mbir li koy poussé nga war a dox nga dooleel ko ci est-ce que yaa ngi may dégg di leen ñaanal yàlla yàlla la fa leen cat yàlla dëggalal li bu mu nekk ay télé yu bari am benn rajo boo xam ne ni lépp Jalaaw lay doon. est-ce que Maguette mën nañ ko xaar ci benn bureau benn siège boo xam ne nii mën na ko am mu nekk entreprise bu mag boo xam ne ku soxla rek day dem ci moom foofu. waaw loolu moom sant nañ ci yàlla dès maintenant am nañ bureau 16 mu ngi kel entre kel bi noonu boo xoolee à droite bureau baa ngi foofu Birane moo ko géré mais bu ñaan nañ yàlla mu gën a augmenté mais nun dañ nekk ay taalibe lépp lu ñu am ndigal laa dinañ ko def lépp lu ñu amul ndigal duñ ko def mais lépp loo gis ndànk-ndànk la muy jóg parce que ñun lébu yi man li ma siy wax rek nañ bëggante ñu bàyyi jotaay trop maanaam di daje di carte di wax yoo xamante ni rendement bari si nañ yeewu jéem a xool nan la ñu war a taxawaatee ban facette la ñu war a mën a taxawee si Jalaaw ki fi nekk yàlla teg ko fi ñu xool ku si nekk idée bu noobal bu baax ñu jàppale ko pour que ëllëg Jalaaw fi mu jëm suba Jalaaw fi mu jëm booy ku si nekk da si wala yëg boppam incha allah ku si nekk am na statut booy taxawee Jalaaw doo ñee kenn mais mu ngi dépendre si nga am xalaat am xel bu sell teel si yëngatu teel si dox mu nekk lu positif si nga suuf si boo xoolee analyse bii rek dina am lu mu la jox mooy que boo xoolee tey nga demoon aéroport bi fan la jas di màggee xam nga ko merci jas boo taxawee màggaam jas bépp espace bii si des tubaab Jalaaw la sa carte bi ni mu bindoo la li ma lay wax ni boo demoon nga tàppe nga xool kon jas amatul espace parce que au droit gauche fële lépp aéroport bi jël na ko li mu doolee mbépp Jalaaw la Kaveeru Jalaaw mooy aéroport bi kon nañu méfier wu teel si jóg li ñu moom ñu téye ko ñii di jaay global famille ñu xam ne li ñuy def pertement mënu ko weesu si nga yàkkamti suñu boroom àndul la ku yàkkamti suuf dañ koy préparer na ñu ngi jël liggéey ko investir si dugal papier xaar ndànk-ndànk muy génne ndànk-ndànk papier nga téye papier bi doog a am looy def mais di jaay teen yi suba day yeewu suuf mën nga si def 10 ans mu yeewu kon pour jaay global yi nii sans papier nañ ko maytu te téye suuf bi ñu ñoo ko moom keneen ki ñu koy jaay Europe la koy yóbbu jaay ko nun go askan bi buy màgg suba pour jënd benn 150 mètres carrés booy day metti àddina nag kenn mënul satisfaire ñëpp mais ñun ndaw lañ ñu xeebu lañ nit ñu fekkee noonu lañ toll amul lu ñuy incarné ci àddina rek nañ démb tey soog a ñëw kon dañuy dolli sant yàlla ñu gën a jàppante di wax Jalaaw forever. Jalaaw forever la ñuy tëjee émission bi ak Mr Maguette Paye voilà donc je pense que chers téléspectateurs internautes yi nga xam ne yéenay suivre la chaîne 2STV je pense que tey am ngeen ay leeral yu bëree bëri ci lan mooy promoteur ak lan mooy métier promoteur vraiment nan lañ koy defee sur le terrain ak nan la ñuy doxalee seen i papier ak clients yi nga xam ne ñoom la ñuy jaay terrain yi voilà donc Big Thio la woon ci présentation bi Mr You ci caméra bi di leen jox di daje ci beneen émission ak 2STV.